Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Pastef ci Pastef ba xëy dem ci Pastef moo dal ñett ñi ci xët mu njëkk Vox Populi ubbil yéenekaay bi Moussa Camara Ibrahima Fall ak Amandaw ñoom ñett ñëpp ay militant parti Pastef la ñuy yu faatu démb ci accident bu convoi Ousmane Sonko bi def ca Nioro am na it ci ñi ñu ko yéenekaay bi waxee yeneen ñetti nit yu ca jële ay gaañu-gaañu journal bi dolli ñu ci ne Ousmane Sonko mi ngi jooy aw ñoñam Macky Sall di leen ko jaale classe politique bi ci réew mi bokk ak moom tiis yi L'Observateur mi xëy di ñu nittali accident baak ni mu demee dem na ba di ñu xamal ne ña ca blessé maanaam ñi ci jële ay gaañu-gaañu ëpp nañu ñett juróom-ñaari blessé ñoo am ci accident bi convoi ba si Ziguinchor jóge woon ci meeting bu fa ndaw yu Pastef yi doon def bi ñuy ñibbisi bay tolloo kër Ayib ca Nioro fa nañu accidenté source nañu Ousmane Sonko ñàkk na ñett ci aw ñoñam Le Quotidien gis ne week-end bu weex xaat la njiital parti Pastef li di Ousmane Sonko dund bokk na ci xeexew yi wen keroog ci diggante farandoom yi ak farandoo yuy duudu kay ci ëllëg sa waa këram yi defub accident ca Nioro ba ñett ñàkk ci seen bakkan yeneen ñett jële ci ay gaañu-gaañu Réew mi Quotidien ñu ñett ñi faatu ci accident bi ñaar ñi ay garde corps la ñu woon kenn ki ab caméraman Abdou Karim Sall yëngal na mbaaw journal bii di waa Grand Place moo ko bind ci xëtamu njëkk ba di ñuy wax ne moom ministre environnement ak développement durable doon it candidat Benno Bokk Yaakaar ca mbaaw meeting d'investiture am la doon def dimanche yi ñu weesu waa Benno Bokk Yaakaar gi yépp fa lañ joxante woon daje muy responsable yi di militants yi sympathisants yi ba ci sage yu département bu Pikine ñépp nga fa woon fa la Abdou Karim Sall allo xamal gaañ ñi ne leen changement bi ngeen doon xaar boobu ba tey jàppule ne ngoonu ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier bu ñu ci génnee ba coalition Benno Bokk Yaakaar fal ngaate lépp fal ak ñépp gàddu ndam li jël seenub candidat di Abdou Karim Sall teg ci bopp mairie ba bu boobaa ca la doom di neexee ndeyam le mandat nañu booba fekk na Diourbel xar ñaar méga meeting sargal ak confirmation candidat bu Diourbel de monsieur le ministre Dame Diop lañ fa doon def fa la Pape Modou Fall directeur de l'emploi wane boppam bu baax a baax ak mobilisation bu rëy mbooloo mu takku lu ëpp juróomi junniy militant le mandat nee nañu Pape Modou Fall dajale na ko ca méga meeting ba moom njiital déggoo moo wóor samp na Dame Diop installé ko ca mairie bu Diourbel fexe na it ba bawal gi yépp booloo taxaw ci wetu Dame Diop bawal beneen bu def ca bawal lu yéene kay yi xëy di joobe moo di Fatou Gueye Diané ubbil la tribune coordinatrice yu jigéeni Benno Bokk Yaakaar yi ca Diourbel li ñu naan ci tubaab une femme un arbre fruitier loolee la woote woon dajale ci lu mat juróomi junniy jigéen ñu jëmbat fa ñetti junniy garab financement vert noonee la ko tudde ñu doon amalee xew-xew bi ci esplanade bu poste ba ca Diourbel ba Ndakaaru lépp yéene kay yi tey ji politique la ba tax journal lay fa mi ngi ñuy wax ne fee ca Grand Yoff ki fa Macky Sall tànn teg ko fa di Cheikh Bakhoum njiital ADIA candidat Benno Bokk Yaakaar ca Grand Yoff waxul dara ndax parti politique yeeg ñi bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñu ràññee ci COJER bu Grand Yoff ràññee ci waa AJ/PADS waa PLD waa AFP waa parti socialiste waa LD waa PIT PVD BCG RTAS UDS URD APR ba ci LDR yeesal ñoom ñëpp a àndandoo signé ab motion de soutien fas yéene boole seen doole taxaw ci wetu candidat bii di Cheikh Bakhoum ngir jàppale ko lattre bi nañu ndax waa Benno Bokk Yaakaar dinañu neex a jàppale ni fëpp gi mu di rébellion gi mi ngi ne kurru ci seen biir muy Ndakaaru Touba Ndar Louga Tamba Kees Kaolack ba Kolda foo ci dem ñaxtu yeeg njàmbat yi mi ngi mel ni tulleeg màlle ci ni Macky Sall doxalee ci investiture yi les économies du ci Benno Bokk Yaakaar rek la indi bi di folote ne waa coalition Yewwi Askan Wi ñoom it ak ñàkk déggoo leen sonal feeñ na ca Kees feeñ na ca Ndar fii ci Ndakaaru it Khalifa Sall lijjanteegul mballi gi ba léegi l'Observateur nañu waaye fii ci Ndakaaru li fi tilim ci coalition Yewwi Askan Wi Khalifa Sall póotum biir néeg la ko bëgg a def démb ci guddi rek ma nga woon ci kër Alaaji Malick Gakou ngir ñu seet nan la ñuy def bu lijjanti dossier yi dossier beneen bu l'Observateur xëyee ci xëtamu njëkk moo di ñaxtu yi defarkati fëriñ yi ci réew mi di nas dogal bu état bi teg te neexu leen moo waral ñu fas yéene dakkal ndeefarum fëriñ gi ci diirub ñetti fan Le Témoin nañu tey ji la ñu koy tàmbali meññee yi ci réew mi nee nañu li ko dalee talaatay tey ji ba ginnaaw suba ci alxames ji dañuy fay seeni machine tëj seeni usine pepp fëriñ duñu ko wal. NCA Assurance, Savon de Marseille Alphée, CCPS, comptoir commercial de plomberie du Sénégal, Déodorant Malaysia UMO ak jàngal ma cours à domicile ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. ñu àndoon ceeg Mamadou Mohamed Ndiaye di ko gërëm di ko sant na ko noonu yéen ñu doon teewlu xibaaru 8h yeeg RFM bokkoon na ci ne ay xibaar tiis wi dab parti Pastef ak njiit la président Ousmane Sonko accident la seen cortège def bi nuy bawoo Ziguinchor ba ñett faatu ca am ñu ami gaañu ci tiis woowee njiitu réew mi président Macky Sall yëkkati na xalimaam jébbal njaalam parti bii di Pastef jaale njaboot yi lorule waaye it ñaanal ñi ami gaañu suñu borom yëkkati leen ak jàmm. Idrissa Seck l'ombre du passé mooy turab téere bi suñu naatango di journaliste ci groupe Futurs Médias Mortala Gueye bind jagleel ko moom Idrissa Seck di ci wax ci boobee téere ay jaar-jaaram naka noonu it yi jafe-jafeem ci wàllu politique ak lépp loo xamante ni xibaar la ngir gën ko xamale askan wi démb la woon cérémonie dédicace bi ci maison de la presse Babacar Touré fii ci Ndakaaru wér-gu-yaram ak jàngoro yi deng ak département Dagana juróom fukk yu mu fa tëral xayma nañu ko fa service d'hygiène bu Saint-Louis jógtee fa lu jëm ci wàllu puudar gi ñeel gox ya
ngir moytul askan wi lawuk jàngoro ji. syndicat autonome médecin Sénégal SAMES ñoom la ñuy tiit mooy rapport bi jëm ci wàllu plan bi ngir investissement yi war ci secteur santé ca président Sall deflu ko jiital ca ministre de la santé ñoom gisuñ ci seen bopp rawatina ay acquis di ngëneel ak jéego yu nu defoon ngir ñoom yu nu gis ne daal dañ leen ko bëgg a xañ moo waral seenu yëglu àndoon nañ ci ak seen njiit Yéri Camara Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi digital gi ak Yacine Pouy ñu ngi leen di gërëm mbokk yi di leen ñaanal kenn dalu jàmm ci kanam tuuti ñu ànd ak yéen ci pencoo gi ak RFM. defar programme inspiré du PSE Sénégal 2035 vision la vision bi ki ko moom président Macky Sall la tudd mu en tout cas moo créé mbooloo ak moo dajale ay Sénégalais jël li gën ci seeni xalaat. est-ce que waa Sénégal 2035 yooyu yëpp ñu ngi ci sa liste ndax am na ñi nga xamante ne xëy na ñu ngi ci biir APR mais du ñu ànd ak yow. waaw mais comme am na ñu nekk ci biir APR ñoo xam ne du ñu ànd ak nga defe ne électeurs yi da ngay xëy rek tàggat leen ko. mais justement fa laa bëggoon ñëw est-ce que ci sa liste am na ñi nga xamante ne ay militants APR ndax boobu ba léegi ay société civile ngay tudd ay mouvement. waaw mais xam nga man. ak association nee naa la déggoo li ma la wax. wala da ngaa bëggagul fësal tur yi. man li ci kanam rawul ay bët neewoon ngeen duñ ko def duñ déposé nañ nee nañ duñ déposé ay liste li ci kanam rawul ay bët. boo demee mais yéen a ngi boo demee parcelle di nga gis. déposé gi ngeen déposé néewal ngeen doole seen langue politique gi ngeen féete ndax bu liste Benno amee Diouf Sarr yow nga taxawaayu liste tamit ci Ndakaaru ci ville de Dakar. loolu mooy opposition bi xàllal ngeen ko day jàll. déedéet opposition moom gëw ma ni bii yoon dina jàll. day may wax rek ca yàlla tax pour 2 raisons ñi dëkk Ndakaaru xam nañ ni que mënatuñ fee teg koo xam ni day jaamaarloo ak nguur gi nga bañ ko nga bëgg ko Macky Sall la yàlla jiital ci réew mi fii ak 2 at wala 3 at munoo yor Dakar pendant 3 at nga taxaw pour xeex di ay yoo xam ni yoonu waa Dakar nekku ci egguñ ci loolu donc loolu du solution beneen bi ci topp mooy nga ni man ak Diouf Sarr mais Diouf Sarr man maa ko ëppale ci Macky Sall man li ma xeexal Macky Sall xeexalu ko genn wàll gi. donc koo contre ma ko lu tax ma koy contre dafa bëgg di sama morom ma bëgg mu am lu mu ji ay nit ji ay mbokkam man ma am lu ma ji ay mbokkam ji ko ay nit. est-ce que amul avantage ci yow moom maire la woon maire Yoff ba léegi sax. waaw léegi xam nga nag balaa ngaa bëgg maire Dakar da ngay wax la nga def Yoff ba pare xam nga nee nga yow yaa ko wax maire Yoff la woon Yoff ñaari brique ya fa tegu la fa am lépp ay projet président Macky Sall la du mairie bi encore une fois amul mairie booy dugg ci Sénégal fii nii nee naa la bu kenn yor boo xam ni mën nga teg bilan waa léegi bu ñu la dénkee juróom-ñaari at ñu dénk la commune yow mënu koo wax la nga def ca commune ba après nga bëgg ñu dénk la Ndakaaru pour lan pour say propre prétention politique ak pour say propre boo soxlaa nit ñi dem jooy boo ci paree tëj say téléphone mairie bu amul moyen nan lay defee dara mais nan ngay waxee ni que mairie bi amul moyen Dakar Plateau mairie Dakar Plateau budget bi mat na 12 milliards sinistre bu mel ni lakk bu mel ni am ci koñ bi fii nii dégâts yi doon ay milliards maire bi amul dara lu muy ñëw lu dul joxe 800 000 xaalisu mairie yi moo tax wax ji nañ ko wax ci programme yi nous on propose un programme dans les communes on propose un programme pour la ville de Dakar bi nga bëgg lan nga fa war a indi lu bees rek lu bees li ma fay indi moom laa lay wax nii nous on propose un programme qui découle du PSE li ñuy programme bi ñuy proposé programme kenn du ko bind ci juróomi weer kenn du ko bind ci ñeenti weer mais ak si fi ñu ko jëlee ci PSE la découlement wu continuité acte 3 lay doon et dinañ ko présenter Sénégal yan ñooy grands axes su programme boobu buñ ci eggee ñi ma àndal ak ñun dinañ toog jàkkaarloog Dakar waay ni leen gox bi lii lañ fi xalaat koñ bi lii lañ fi xalaat ville de Dakar lii lañ fi xalaat mais li mënatul am mooy jël 56 milliards 66 milliards maire yi xaalis bi yépp ñu tënk ko ci ay secours ci ay leneen population yi duñ ci gis dara ca ñi leen jege lañ koy jox nañ xoolaat réarticulation budgétaire u maire yi mais il faut que mu am investissement. loolu la Barthélémy Dias doon def maire moo Sacré-Cœur te moom candidat la ci ville xaw ma nu ngeen di jàllee diggante Barthélémy ak ñeneen ñi nga xam ni wane nañ seen bopp ci yorinu maire yi. léegi buñ eggee ci loolu dañ koy laaj moom li mu doon def maire moo Sacré-Cœur mais na wax waa maire moo Sacré-Cœur nee nga moo loolu la def na wax waa maire moo Sacré-Cœur ndax loolu la def wala la deful loolu nañu bàyyi naxante bi nañu bàyyi wax ju woo xam ni
fii ak ñaari fan ñetti fan day dindeeku ana nit ñi doon wax du dem woy dafa défier président défier wuñ kenn Georges may ma mais ànd ak ñàkk ñooy ànd est-ce que boo leen demoon ci élection yi boo leen ñàkkee est-ce que vous allez en tirer les conséquences mais attends tamit kan mooy dem ci élection investir conséquences yi déjà kay c'est d'ordre personnel parce que investissement personnel ngay def mais loolu moo tax ñenn ñi li Georges laaj mooy boo gañewul sa digganteeg Macky Sall ci politique nu muy demee. alhamdulilah ba man sama digganteeg Macky Sall du politique kese man sama diggante ak moom du politique kese bu fekkoon ni que politique kese la bu boobaa ma tontu la mais sama diggante ak moom du politique kese ñun coalition la ñu def ànd ak suñuy nawle ay coalition du jànjeeku ñëpp ko xam coalition fidèle bëgg sa réew jël ay nitam. mu dëkk Ndakaaru. xam leen mooy gay bi ngeen investir Dakar Plateau auditeurs yi nee nañ PDS la yaa ngi naan ONG la yow rek ñoom seen ay politicien la. non auditeurs yi lay wax looyu mooy auditeurs yi ko doon wax bul ànd ak Mambay dalay tardel dafa bëgg affaiblir opposition bi ngay boobu may wax du man rek maa ko bëggoon investir opposition bi ci moom la ñu misé woon ñëpp dem seeti ko man ma seeti ko samay nawle seeti ko keneen seeti ko mu ni ma lii ma wan bu fekkee Dakar Plateau la lii nga ci xalaat ville de Dakar lii nga ci xalaat dinaa ñëw ànd ak yow ñun ñiñ àndal ñëpp ci base programme lañ àndal werante bi na doon ci programme jarul xeex jarul xëccoo nañ xëccoo ci dëgg xëccoo ci ngor xëccoo ci jub. jërëjëf Mame Mbaye Niang candidat à la ville de Dakar chef de cabinet président République jërëjëf Georges jàngeen jëf mbokk yi Fatou ñu ngi lay ziar ak ña nga toogal ñëpp ñu yendu ak jàmm. Oh yeah! C'est la rentrée des grandes marques chez Soumari.com. Avec les promos 2Weeks, am leen ay produits mucc ayib ci njëg yu doy waar dans toutes nos boutiques et sur www.soumari.com. Ak téléphone portable ci prix yu exceptionnel. Itel S16 Pro à 52 800 francs. Ñu may la AirPod TCL 20Y 64 Go à 76 900 francs. Samsung A12 à partir de 86 500 francs. Huawei Nova 8i à 198 000 francs. Téléviseur Smart 32 pouces à partir de 110 000 francs. Ñu may le ventilateur, congélateur horizontal 102 litres à seulement 115 000 francs et la livraison elle est gratuite partout à Dakar. Un home cinéma à partir de 80 000 francs. Retrouvez nos friteuses à air qui vous permettent de cuisiner sans huile à partir de 47 900 francs. Des ordinateurs portables à partir de 165 000 et des splits aussi. Taw leen gaaw balaa xéwali di jeex. Commandez leen directement ci suñu site wala ngeen woo ñu ci 33 842 25 05 78 636 56 20 wala nga dem ci Soumari bi nekk Bourguiba 33 824 72 73 wala Soumari bi nekk Parcelles Rond-Point Casba 33 855 55 00 ak Soumari jaay lu yomb saa su ne te wóor. Vous avez besoin de caution sur des marchés publics ou privés? Adressez-vous à la SONAC. La SONAC SA vous accompagne dans l'obtention et la réalisation de tous vos contrats en délivrant tout type de garantie. Caution de soumission, caution d'avance de démarrage, caution de bonne exécution, caution de retenue de garantie, caution définitive, assurance décennale, tout risque chantier et responsabilité civile. Pour plus d'informations, appelez vite au 33 889 82 10 ou rendez-vous sur www.sonac.sn. La SONAC SA, membre du groupe Sonam Assurance, votre partenaire pour toute forme de garantie. Entreprise régie par le Code civil. RFM Matin. RFM Matin. Émission Billet au Sénégal. RFM Matin 8h jot na ñu ànd ak El Hadj Assane Gueye ci xabaar yi ci wolof ci gàttal El Hadj asalaamaaleykum. waaleykum asalaam Hadj Babacar maa ngi lay ziar ñëpp ñu ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci ñëpp xibaar yi ak tiis accident bu métti bu cortège bu parti Pastef bu Ousmane Sonko def démb booy toll ñetti kilomètre diggante Kaolack ak Nioro bilan bi nag gën a diis ci ñi ci ñàkk seen bakkan ci njëlbeen ñaar la woon ab ñetteel am na ca di ñett ñu ca ñàkk seen bakkan ak ñu ami gaañu muy accident bu métti bu Sénégal yëpp tiisoo njiitu réew mi it na ko noonu président Sall ci bataaxal ci internet gi daal di ci fësal ak njaalam jëmee ci parti bi ci njaboot yi lorule waaye it ñaanal ñi ami gaañu ñu wér ak jàmm
Idrissa Seck l'ombre du passé mooy turub téere bi Mortala Gaye journaliste bind jagleel ko moom kilifa gi Idrissa Seck ci téere bi ay jaar-jaaram naka noonu jafe-jafeem ci wàllu politique ak ci gàttal lépp lu koy gën a xameele ak askan wi wàllu xibaar bokk na ci wér-gu-yaram jàngoro ji di dengue ci département bu Dagana lu toll ci juróom fukk ñu ko fa amee service d'hygiène moom bu Saint-Louis mën nga jamono yi ci wàllu puudar gi ngir gën a moytul askan wi jàngoro joojee syndicat autonome des médecins yu Sénégal SAMES ñoo yëglu ñoom rapport bi jëm ci wàllu investissement ñeel secteur de la santé lañ gis ne fa nu ko jëmale la leen ca gën a soxal demeewu ni rawatina it lu gën a mën a dëppoo ko digle njiitu réew mi président Sall ci technique bi Abdoulaye Diop. bilan bi gën a diis ñeel accident bu waa Pastef seen cortège def ca Nioro ñett ci ñu faatu lañu daal di xayma muy kon aw tiis ñu ñeneen it am cay gaañu gaañu ñeel parti bi di Pastef nag président Macky Sall ci xibaar daal dina yëkkati xalimaam bind jëbal ak njaalam jëmee ci parti bi ci njaboot yi faatule waaye it ñaanal ñi nga xamante ni ñoo ami gaañu gaañu ci boobee accident sunu borom def ñu jóg ak jàmm. Ziguinchor responsable yi mouvance présidentielle ñi fare ak njiitu réew mi ñoom ñoo di wax wàllu jàmm moom daal bu nu sañoon ñu moytu lépp loo xamante ne mooy fitna rawatina week-end bi ak lanu fa nemmeeku ci fitna googee diggante farandooy Ousmane Sonko ak yu Doudou Ka dañu cey déglu Ibrahima Mendy kenn ci responsable yi APR diwaan ga ak Lamine Ba. Je pense que lu fi amoon ci actualité ci fan yi ci semaine yi c'était important ñu sensibiliser militants yi ne leen lu fi xewoon jaru ko parce que on in fine lu am solo mooy le 23 janvier ku nekk na jël cartam mu dem daagu le matin de très tôt mu dem voter ku ko neex ñun suñu rôle mooy actuellement dañuy waxtaan ak ñi convaincre leen pour ñu voter suñu liste donc je pense que loolu jarul xuloo xiiro a ngaayo ba deret di tuuru di attirer l'attention des gens woo ñëpp à l'apaisement fii ci Ziguinchor parce que Ziguinchor ñun yëpp ay mbokk lañu donc loolu laa doon sensibiliser sama responsable yi dine liggéey bi tamit dinañ ko wéy parce que depuis démb ñu ngi woon ci quartier yi parce que man lu ma gëm mooy c'est vrai que meeting yu rëy baax na mais souvent li ñu gis ci meeting yi souvent ñu fay ñëw en général du ñu jógee ci commune Ziguinchor et comme ñun commune Ziguinchor la ñu bëgg nañu dem ci quartier yi wax ak ñi boo amee 10 personnes nga wax ak ñoom convaincre leen etc. ba d'ici janvier je pense que bu ñu ko defee war nañu mën a gagner fii ci Ziguinchor. ñu des ak politique gi ak lu ñeel Yewwi Askan Wi ci Bambey Pastef Grand Parti PUR ñoo daal di ànd génnandoor coalition di mbootaay googe la nuy tuumaal ña àndi ak Soxna Aïda Mbodj ci boppam ñu ne moo jël ca fukki communes yi ak benn fukk yooyu yëpp def leen ni farandoom baleen moo waral génn gi ci seen kàddu Ibrahima Fall. point de presse bi nag comme niñ ko waxee dajale na coordonnateur u PUR départementaux yi Grand Parti PRP ak PASTEF li sabab daje bi également ci lenn lañ ciy jukki ci li nga xam ne moo doxul ci coalition bi depuis bi ñu démarré li ci njëkk mooy doxalinu coordonnatrice bi nga xam ne moo jiite département wu Bambey muy Soxna Aïda Mbodj doxalin bi bokk na ci ñenn ñi nga xam ne ñooy les investis ba fii sunu jon yàlla tey ba fi ñu toll mënuñu xam ñan la wala ñi ñuy dégg ne ñoom la nekkuñu sax ci suñu procès verbaux ay réunion am na yoo xam ne yenn jëmm mësuñu leen a gis seeni kayit mës ta ñëw te am nañ ay firnde yu leer ne ñooñu la ñu investir aussi bien au niveau de la mairie ña ca des au niveau du département li ci des it ci daje yooyu seetlu woon nañ beaucoup d'anomalies doon nañ seetlu candidat boo xam ne dafay présenté wu ci turu PRP présenté wu ci turu Jéngu mu am ay lijjanti am ay dem am ay lig la ca des te ñu sukkandiku ci mooy kon jàpp nañ ne am na loo xam ne du lu leer ci doxalin bi dafa jëme benn boor la ca des nag mooy kon ñun jàpp nañ ne PASTEF ak Grand Parti ak PUR ak PRP ñoom majoritaire tey dans le département soo ko boolee commune et département wax day leer mbaa mu lëndëm li ñu taxawee nag tey mooy bis ni tey suñu paree suñu déclaration bi ñun ñiy wax ci turu coordonnateur yi taxaw tënku nañ ci ne génn nañ ci coalition Yewwi Askan Wi. Abdoulaye Diouf Sarr di tête de liste ci Dakar ville ak commune bu Yoff loi bi jëm ci wàllu woote may na ko sunu sukkandikoo ci xalaatab kii xereñ ci wàllu décentralisation di Oumar Wade bu keroogee nag élection yi bu dee daa gañe ñaar yëpp moom mooy xool ba mu cay tànn leeral li Oumar Wade ak Hadj Ndate Diop.
waaw loi bi prévoir parce que ñaari commune la parce que ville bi commune la Yoff tamit commune la mais lii tax li indi peut-être jafe-jafe yi mooy ville du commune comme yeneen communes yi parce que ville ni ñuy élire maire bi ak ni ñuy élire conseil yi bokkul ak ni ñuy élire yeneen villes yi yeneen communes yi dafa am ñaari liste proportionnelle pour ñu fal maire u Dakar comme Dakar ville la c'est la même chose Guédiawaye ak Pikine dafa war a nekk ci liste proportionnelle bu fekkee liste boobu moo jiitu mais liste bi nga xam ne moo jiitu ki nga xam ne moom moo nekk tête de liste bi moom moo war a nekk maire ci loolu la ñu bind ci code. waaw su fekkee dafa gagné ca Yoff gagné ci mit ci ville bi fan lay nekk maire. voilà léegi loolu moo tax ma ne la mbir mi du moom mooy gagné parce que du élection présidentielle liste moom mooy gagné comme si liste la nekk àndul moom rek dafa ànd ak liste ma ne suivre ma pour xam moom ci ban liste lay nekk ci liste bi nga xam ne bii moom mooy liste Yoff parce que liste Yoff maintenant su dee commune Yoff dafa am aussi liste proportionnelle ak liste maanaam majoritaire bu fekkee ne dafa nekk ci te yaakaar foofu liste majoritaire la yaakaar si la war a nekk pour mën a nekk maire donc bu nekkee ci liste majoritaire bi liste majoritaire boobu mën na jàll day jàll tamit ci commune bi day jàll ci ville bi et li loi bi wax moom mooy bu fekkee loolu am na parce que loolu rek moo mën a nekk pour cas bi ngeen di wax mën a nekk dafa war a choisir entre foofu ak ville conseil rek lay nekk te gëwuma ne loolu foofu loolu la parce que kii professionnel bi la loi bi xaajo dafa wax moom moo war a choisir ñu des ak élection gox-goxaani janvier 2022 gën caa gàtt téeméer ak fukk ak juróomi soxna yu taxaw ne ay candidat di ay mbër kon ci yooyu jongante loolu caucus des femmes leaders bu Sénégal xayma naka rafetlu ko it ci wàllu téeméer yu jël fukk ya ci li nga xamante ni mooy la ñu yóotu woon ne ay objectif la ñu ñaawlu ci wet geneen gi rek mooy la ñu ci daal di jiitalulaat ay soxna yu nekkoon ni maire ba noppi Ibrahima Diamé. am na ñu nga xam ne dañ leen teggi dootuñu doon maire ci seen coalition bile waaye nag mën nañ jàpp ne jigéen yi soobu nañ bu baax a baax ci jongante bi ngir daal di jiite collectivité territoriale yi ñii di jigéen yi bootu ci organisation bi ñuy duppee caucus des femmes leaders du Sénégal di rafetlu limu candidat jigéen yi nga xamante ne am nañ ko déjà te ñu wone seen bopp Nafissatou Wade kenn la ci waa caucus. ak travail bi ñu ci def yëpp am na lu mu jur tey mooy bu doon conseil départemental bi la egg nañ fa ndax gis nañu ni ñaar rek lañ ci amoon te tey ñu ngi ci yokk ba ñu ngi ni am nañu juróom candidat ñu ni tey ci communes yi gox goxaat yi ñi nga xam ne dañu fas yéene jóg dem ñi nga xam ne xam nañ leen woon te ñu jóg taxaw ñu investir leen ci marché bi ñu def dimanche ba le passé ñi ñu xam ne xam leen ne ñu nekk ci téeméer ak fukk ak juróom xam nga kon loolu yokkute la mooy ñeme naa taxaw jigéen ñu bari dañu fettaxu dem taxawal seen bopp mooy jigéen ñi tax kon ñeme nañ taxaw tey. wante nag mbootaay bile di ñaawlu bu baax a baax classement bi nga xamante ni ba tey ñii di njiitalu parti wala boog coalition yi ñoo ngi classé ba tey jigéen yi ci ginnaaw. moo tax ma ne am nañ foofu li ñu metti waaye li ñu ci metti rek dañ koy teg ci loxo sénégalais yëpp ñu xam ne ay góor ñoo waxoon seen kaddu jigéen ñi ñoom wane nañ ay valeurs yu mag fëkk mooy benn bu ñu lu ñu wax dinañ fexe ba nekk moo tax jigéen war a nekk sax ci boppam moomee bokk na ci jigéen yi nekkoon maire ñu dindi leen ci liste bi wala bokkatuñu kii di Mariama Sarr di meeru Kaolack Aïssata Tall Sall di meeru Podor wante nag candidature féminine yi bokk ci jongante bi te ñu xam leen xaw nañu takku bokk na ci Aïssatou Ndiaye Tall bu Ndiafat Soxam Wardini ci Ndakaaru Zahra Iyane Thiam ci Sicap ak Soxna Daba Diouf ci Guinguinéo ak ñeneen ak ñeneen. jërëjëf Ibrahima Diamé Idrissa Seck l'ombre du passé mooy turab téere bi nga xamante ni téereb téeméer ak ñeent fukki xët la 140 pages journaliste groupe Futurs Médias bi Mortala Gaye bind ko la mu ci jublu rek mooy gën leen xamale kilifa gi Idrissa Seck ay jaar-jaaram ci politique ak it ay jafe-jafeem ci fànn woowee démb la woon cérémonie dédicace bi ca maison de la presse Babacar Touré Serigne Saliou Seck nga fa woon. mu def benn at bi nu tabee Idrissa Seck ci bopp conseil économique social et environnemental journaliste bii di Mortala Gaye daal di jël bi la bés ngir fesal ci ab livre duppee ko Idrissa Seck l'ombre du passé ngir fàttaliku ci nit ki Mortala Gaye di nu wax lu tax mu tànn Idrissa Seck. tey ñu ngi ci 1er novembre 2021 1er novembre 2020 moom la ñu nommé woon Idrissa Seck mu nekk président du conseil économique social et environnemental boo leen fàttalikoo moment bi loolu amee nit ñi dañoo nekk ci réseaux sociaux yi di ko wax naan kii traître la ñii di saaga ñii di défendre ma ni mais est-ce que xam nañu Idrissa Seck duma fi nekk di def comme ni ñuy def balaa novembre 2021 di ñëw ma wax sénégalais yi kii fan la jógee fan la cosaanoo kan moo doon yaayam fi mu jaar li mu jot a def nii lu bees la am déet Idrissa Seck moom kenn mënu ko jot ñu ni comme jotuñu ko nañu dem seeti nijaayam ancien maire des HLM muy Abdoulaye Dieng jaabante nañu këram lu mat ñeenti yoon ba ni mu ne moom kat jarbaatam jox ko ndigal pour mu wax ci livre bi
mu yokku ci ne Idrissa Seck nit la koo xam ne ay kàddoom presse bi dañ koo mas a soxla te it saa yu waxee mu jur coow. dafa intéressé Sénégalais yëpp parce que boo waxee Idrissa Seck rek ñu naan moom de bala moo wax day yàgg bu noppee aussi day mel ni mu ngi wax c'est un bon client pour la presse parce que quand même c'est quelqu'un boo xam ni bu waxee quand même dañ koy déglu day sukkandiku ci alxuraan di sukkandiku ci également ay wax yu fi mag ñi bàyyi woon. Idrissa Seck l'ombre du passé nekk livre bu am téeméer ak ñeent fukki xët ki ko bind teg ko ci ay gëstu yu yaatu yoo xam ne mën nañ cee jànge Idrissa Seck ak chantier yu Thiès digganteem ak famille Attal nin ko tabbee ci bopp conseil économique social et environnemental ba ci yeneeni poñ. jërëjëf Serigne Saliou RFM juróom-ñetti waxtu tegal fukki minute ak benn. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. lu toll ci juróom fukk ñu amee jàngoroy deng la ñu lim ci département Dagana xayma nañu ko ca boobeeb département brigade d'hygiène ba fa bu Ndar ñoom ne ca xeex baak jàngoro ji ci la ñuy jogtee opération jëm ci wàllu poudre dëkk ba fu mel ni commune Ross Sénégal capitaine Idrissa Diallo la ñu ci àndal chef brigade d'hygiène bu Saint-Louis ak Mamadou Diagne. waxtaan bi ñun sax suñu bopp suñu initiative dañoo invité woon ministère de la santé tamit organiser benn réunion bu mu dajale syndicalistes yëpp mais li leer moom mooy cëggal guy waxtaan bi yëpp moom mooy dañoo bëgg diminuer prime yi agent de santé yi di am. loolu ak njuumte la ci ñun dinañ ko déglu ci kanam docteur Yéri Camara moo jiite SAMES syndicat médecins Sénégal laata moom dañu amoon yéene dem ci fi nga xamante ni mooy brigade d'hygiène bu Saint-Louis njiit la capitaine Idrissa Diallo Abdoulaye Diop bu dee teew na ndax ñoom dañoo jógte campagne ci wàllu poudre ñeel dëkk bi di Rosso Sénégal ak it lu jëm ci taqale askan wi ak jàngoro yi deng gëfa ñu déglu ko moom capitaine Idrissa Diallo ak Mamadou Diagne. tey jii li ñu fiy dajale mooy fexe jëlee feebar deng bi te ñëpp xam nañ ne feebar deng bi du lenn lu fu sabab lu dul ay xeet yoo xamante ni ñoo koy joxe xeet yooyu ñu ngi tudd Aedes te Aedes yooyu benn si ñoom su xasee ba am feebar bi daanaka descendance am yëpp daanaka feebar day nekk ñoom tu gaaw a jóg looloo waral dañu war a xeex yooyu ba tax na ni feebar bi mun fi jógee loolu itam pour mu mën a nekk il va falloir véritablement ñu mobiliser les moyens et moyens itam véritablement le maire de la commune a mis à notre disposition les moyens yoo xamante ne aussi le service national de l'hygiène à travers son colonel renforcer waat nañu ci moyens pour ñu mën a jàmmarloo ak feebar bi pour mun ko xeex vecteur bi nag pour ñu xeex ko daanaka ci ñetti stratégie lañ koy tëralee stratégie bu njëkk bi mooy xamal population bi nan la ñuy fexee ba conservation ndox ci biir kër ba du leen indil benn loraange boo xamante ni yooyu mën nañ fa nen beneen bi itam ñu xamal leen ni lan muy njëriñu tëdd ci moustiquaire imprégné beneen xeex bi tamit mooy xeexu environnemental lay doon mooy fexe ba ràññatle fu yooyu di juree ñu dem fexe ba détruire mooy les gîtes larvaires beneen xeex bi xeexu chimique la daañu fexe ba procédé li ñu tuddee poudre comme ni ñu koy faral di waxe daañu dugg ci gox-goxaat Rosso ñu poudre dëkk bi yëpp suñu jógee ci loolu kër yi nga xamante ni moo am cas positif yi ñu dugg fa désinsectiser ko ba nga xamante ni daañu mën a aaraale borom kër yi mais itam ñu fexewaale lépp li nga xamante ni gîte la bi ñuy def suñu investigation jotoon nañu ko ràññatale ci kër gi ñu fexe ñu dindi ko. ñu des ak secteur wér-gu-yaram geek plan bi jëm ci investissement yi président Macky Sall nammal secteur boobee ci wàllu wér-gu-yaram ak wàllu réforme yi ci war ci fànn woowee muy ay yeesal ak jubbanti yu xóot syndicat autonome médecins Sénégal nag ñoom ñooy yëglu xaat ndax dañoo gis ne daal yëf yi nga xamante ni délai bi sax daanaka ci octobre bii la woon wees na jëm ci ministre de la santé mu indil moom président rapport jëm ci nanu bëggee daal di joxe jëmu geneen wàllu secteur santé Sénégal ñoom waa SAMES ne daal gisuñ ci seen bopp rawatina lanu ci rëccu lool lanu jotoon am ci wàllu aki di ay ndëgërlay ci wàllum koppar ak yeneen ñu bëgg ko caa roccee loolu ànduna ci seen njiit docteur Yéri Camara ak Hadj Ndate Diop. waxtaan bi ñun sax suñu bopp suñu initiative dañoo invité woon ministère de la santé tamit organiser benn réunion bu mu dajale syndicalistes yëpp mais li leer moom mooy cëggal guy waxtaan bi yëpp moom mooy dañoo bëgg diminuer prime yi agent de santé yi di am te loolu dañu ndax président gëmloo ko ne prime yu bari yi ñoom ñooy tax agent de hôpitaux yi duñu dox te loolu du dëgg parce que boo koy comparer boo demee impôt et domaine wala nga dem douane wala nga dem justice surtout les deux premiers seen fonds commun rek mën na fay médecin mën na fay pharmacien mën na fay infirmier mën na fay sage-femme donc balaa ñuy laal sunu impôt nañu laal impôt ñooñu. njiitu réew mi moom la mu waxoon moom ñu xool doxalin wi ak naka la ñuy organiser direction yeeg organigramme bi waaye waxul woon jëm ci wàllu woowu. en tout cas ñun li ñu seetlu ak li ñu partagé ak ñun vraiment orientation financière yi ñoom ñoo ci ëpp maintenant am na ay questions yoo xam ne ay questions subsidiaires la comme ay directeur adjoint ci au niveau de l'EPS4 wala ay questions yoo xam ne c'est par rapport à
à l'organisation interne yooyu am na yoo xam ne ay fonctionnement la yooyu mën nañ ci accompagner secteur mais on ne touche pas à la poche des agents de santé. président dafa waxoon liggéey bi ñu def ko laata weeru octobre wi jeex est-ce que liggéey ba yemb na. non loolu ñun wóoruñu par rapport ak lu bees bi mais daal ñun ñu ngi pare ñu ngi laxasaayu bu ñu gisee loo xam ne dañu ko bëgg a imposer te arrangé wuñu dañuy génn immédiatement duñ ko yàggal parce que yaakaar nañ ne c'est pas normal te tamit en guise d'exemple gis ngeen waxtaan ci secteur de la pharmacie bi def na ko ba mu mat juróomi semaine te associé wuñ partenaires sociaux. sport geeg Malal Junior Diagne maa ngi lay nuyu Malal. maa ngi la fay la Jassane. bismillah. ñu dooree ak wàllub lamb tournoi CEDEAO ji leen ko tàmbali ci ñeenti fan ci weer wi ba juróom-benni fan ca arène nationale ren nax juróom-ñeenti réew noo cay teew ñu ni mardi bis ni tey ji la ñu daal di kon def nag pesée bi maanaam PC mbër yi ndax dana ko xaajale ci juróomi catégorie ku ci nekk na nu seet ndax la nga indi ci poids noonee nga war a toll ngir mën a bëre réewub Sénégal nag tànn nañu seen i juróomi mbër yi leen teewal Ambroise Sarr mii leen ci tàggat nee na ci daanaka lim gu takku la nekkoon ak ñoom waaye bu mu noppee nag am na yaakaar ni daal li mu bëgg ci ren jii dina ko am la mu bëgg nag lan la wax na ko Youssouf Bodian. yàlla def na ñu ngi commencé suñu recrutement depuis le 11 kon daanaka daal ñun waaj nañ ko nuñ ko war a waajee xale yi daal pare nañu. léegi lan moo des ak yenn journalistes yi. ngeen médiatiser ko. ba àdduna bi yëpp xam ne événement bi xew na fi. balaa 3 heures kenn mësul feesal arène nationale mais jeudi nañ ko feesal. justement def nga sa choix. mën nga ñu wax un peu présenter ñu ndaw yi nga xamante ne ñooy défendre drapeau Sénégal ci compétition bi. waaw boo demee ci 65 bi Moussa Faye la moo fa nekk champion en titre encore. nga dem ci 76 bi Ngor Ñaa moo fa nekk. moom aussi nekk champion en titre. buñ demee ci 86 yi Ganja Fama moo fa nekk. nouveau la day door a door moom mooy première participation. boo demee ci 100 kilos yi da nga fay fekk ordinateur ñu ko wax Modou Faye. boo demee ci 120 yi nga fekk fa Boy Faye Mohamed Bousso. benn objectif daal moo ma dese man Ambroise Sarr te maa ngi ñaan yàlla. balaa may jógee ci boppu équipe nationale bi yàlla may ma ko. muy lan 100%. parce que tournoi yi ñuy am yëpp bu ñu demee ba ci individuel ba dañuy am 4 sur 1 ou bien ñu am 2 3 sur 2 ainsi de suite mais cette fois-ci nag objectif bu Ambroise Sarr 100% maanaam en équipe médaille d'or individuel ku nekk jël médaille d'or. ñu wax ni nag réew yi ci bokk mooy Guinée-Bissau Nigéria Bénin Ghana Niger Sierra Leone Côte d'Ivoire Burkina Faso ak Gambie. Guinée Conakry ak Mali ñoom dañ leen a suspendre ci yëfi CEDEAO ya moo tax seen i mbër teewuñu ci yëfi nag ca arène nationale lay xewee ñu waxtaanee wàllum fey ak lu jëm si tournoi bu xewoon si Ligue de Dakar xale yi nag am na si ñetti ñu góor ñu ci wane seen bopp bokk na ci ñoom Alassane Seydou Lassine moom nag daanaka am na juróomi médaille ñeenti ya or la am na ci ko tudd Ousseynou Diop juróom-ñeenti médaille la daal di teg loxo ma nga bokk ca ASFA ñetti ya or la Malang François moom itam am na juróom-ñaari médaille ñaar ya di or jigéen ñi itam am na ci ñenn feelu def ci jaloore bokk na ca ñoom Jéey Ndey Fatou Cemfu moom nag juróom-ñeenti médaille la gagné juróom-benn yëpp or la am na itam beneen gu noo woowee Mariama Dramé yi itam moom fukk médaille ak ñett la daal di teg loxo ñeent ya di woor ak Adama Thioune moom itam def na lu mu waroon def ba am na ci ñetti médaille yoo xam ne yëpp or la ci ñeent ya mu daal di rek gagné. nu jeexal alaaj ak wàllu Ligue des champions tey dinañu soobu si ñeenteel bi journée ñu ni nag programme ga dina tëddee nii Bayern Munich moom dina yeggali yëfam ngir qualifié ci wàllu huitième de finale yi moom ak waa Benfica Lisbonne lay doon Barcelone dina laaleeg Dinamo de Kiev Barça faw mu amub ndam su bëggee dëgëral taxawaay bi daal di yegg ci ñaareelu pàcc bi ndax ñu wax itam ni tey ji Kun Agüero du football ndax dafa gaañu dina toog ñetti weer yoo xam ne du mën a sol mbubbu Barça ndax dafa war a faju waaye dinañu am seen joueur bu dellusiwaat muy Abdoulaye Ousmane Dembélé amoon gaañu boobu ba léegi waaye dina ñëwaat bis ni tey ji seen diggante ak waa Dinamo de Kiev Villarreal doomu Espagne la ba léegi ak waa Young Boys de Berne Atalanta Bergame ak waa équipe bu Manchester United dinañu amal jongante Salzbourg laale ak waa Wolfsburg Séville ak waa Lille nag ñoom gëj nañoo dégg daal yi ci Ligue des champions ca jamono yi fa Moussa Sow nekkee ba tey ji mënuñu def jaloore ju ni mel Chelsea mi jiitu ci championnat Angleterre jiitu tam ci groupe am bi dafay dem fekki waa Malmo bu ñu fa amee ndam daal di jàll ci huitième de finale yi ñii di waa Juve itam daanañu laale ak ñii di waa Zenit Saint-Pétersbourg
ban ngeen ciy dégtal auditeurs yi. dañu koy pilif bu si kanam. bëgg nga yomb Malal jërëjëf Malal. RFM rajo askan wi. ñu ànd ak Hadj Ndate Diop ci wàllu chronique culture bi. dal leen ak jàmm. tey jii ñuy amal ci talaata bi édition bu njëkk bu jam session mu di ay ndaje yoo xam ni dañ cay waxtaan ak xeltu ci diggante artistes yi ak yenn ci créateur mu di événement boo xam ne nii weer wu jot lañ ko fas yéenee amal édition bu njëkk bi nag ñoo ngi ko jagleel Jacob Desvarieux membre fondateur bu groupe Kassav nga xam ni mi ngi faatu fanweeri fan ci weeru sulet wala weesu acteur culturel bi di Michael Souman di tamit producteur audiovisuel moom lañ ko bàyyeele dañ koy déglu ci micro Anna Rocha. maa ngi gërëm pour commencer ñi nga xam ne ñoo ma bàyyile n'est-ce pas manifestation bi ñu tuddee ko donc jam session projet bi nag di 360 degrés donc groupe connection ñoom ñoo ko organisé dañu bëgg créer benn espace boo xam ne talaata bu jot fële ci route de Ouakam ñu dajale fa lépp luy artiste nga mën fa ñëw ñu toog ñu ñëpp waxtaan sottante ay xalaat. ci mardi bu njëkk bi ngeen fas yéene koo jégleel Jacob Desvarieux lu tax tànneef bi dem ci moom. waaw Jacob Desvarieux nag xam ngeen ne moom nag doomu Sénégal la xaritu Sénégal la jot na fi ñëw fii la commencé musique sax soo leen seetloo te mu génn àdduna bu yàggul ñu xalaat nag doore ko ci moom. hommage bi nag képp kuy artiste te nga xam ne jot nga fi def liggéey bu jéggi dayo muy Sénégal muy Afrique muy ci àdduna si jot nga fi def un certain nombre de travail je pense que dinañ la rendre hommage en fait. cinéma ajuma ji weesu musée des civilisations noires dalal na avant-première film documentaire Mbula bu cinéaste bi di Pamphile Oudiane ci boobu film moom réalisateur bi di ci wane nan la mankaañ yi di tabbe seenu buur waaye tamit gis-gisam ci boobu communauté nga xam ni dafa gis ni ci jamono ji ma ngay ñàkk lenn ci ay valeuram projection bi mi ngi doon amee ci teewaayu ko ay cinéaste waaye tamit ay enseignants chercheurs ak ñeneeni personnalité Nafissatou Ndiaye ma nga fa woon. ci documentaire bi di Mbula réalisateur bi di Pamphile Oudiane dafay expliquer anam yu ñuy tabbee buur ak nguur gi. en fait documentaire Mbula bi day wax ci royauté wu Mankagne mooy buuru Mankagne c'est-à-dire que Mankagne ñoom nan la ñuy fale buur lan mooy seen relation ak seen buur. ba tey ci wàllu woowu Pamphile dafay wane itamit aadaam ak cosaanam di delloo njukkal askanam. am na xeet yoo xamante ni barewul comme Mankagne yi wala ma ne Koñaagi yi ak jamono ji nu mu doxee dem nañ ba seen làkkatuñ ko. loolu bokk na ci li nga xamante ne moo ma poussé pour ma jéem a def film bi ba nga xamante ne ñun suñu aada mu des moo tax ma ne nit ñi képp ki nga xamante ne da ngay jël kàddu ci film làkkal Mankagne parce que làkk lu am solo la. Mbula doonoon na liggéey bu yàgg laata muy sotti. ci recherche bi jëlal na ma juróom-ñaari at dama def recherche ci aada Mankagne bi yëpp bàyyiwuma ci dara 2014 laa commencé liggéey ñu ngi ci 2021 boo xoolee dafa ñaata def na 7 ans donc boo xoolee au total jëlal na ma 14 ans. Seydou Diallo di ab jàngalekat ca université Gaston Berger bu Ndar mi ngi rafetlu film documentaire bi. Mbula Pamphile dafay dellu dëkkam di filmer intronisation roi maanaam buur bu ñuy tabb ci kaw loolu li muy filmer mooy naka la société boobu organisé ay yëfam ba nga xamante ni démocratie bi ñuy jooytu tey naka la ñuy tabbee suñuy njiit naka lañ leen di sàmmee naka lañ leen di yebee yooyu yëpp